aywa Ibou maa ngi koy wax sànq lu jëm nag ci politique culturelle nga fas yéene waxtaanee tey. waaw Fatou ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen rek wax ci ku ne politique culturelle maanaam wax ci taxawaay bi nga xam ne kilifa yi noonu la ñuy jaarale li ñu namm def ngir lépp lu aju ci wàllu cosaan ak aada ñu suqali ko ñi ci yëngu tamit mën ci gis seen bopp. élément bi Ibou Diouf mi ngi ko def ànd ci ak ku ñu naan Amadou Ba ñu dem xool Sénégal ak tërëliin yaak fan muy jaar ak njeexintal li nga xam ne politique culturelle am na ko ci wàllum caada. bu ñuy wax ci wàllu doxalin ci lu aju ci wàllu cosaan ak aada loolee dinañ ko faral di jaarale ci lu ñu duppee politique culturelle loolee di ay matuwaay ak i jumtuwaay yu kilifa yi di faral di jël ngir doxal boobu le fan. tey jii ñu wax politique culturelle mooy lu jëm ci aada ak cosaan comme ni ñu koy waxee loolu dafa am solo parce que secteur bi nga xam ne mooy aada ak cosaan dafa am nen nu mu ñu feeñoo maintenant nekkatuñu rek si loo xam ne dañ koy def ngir xol bu neex wala bégal sa bopp. mais dañu dem ba gis ci koom-koom mu nekk loo xam ne ni donc ni yeneen secteurs yi di indee koom ci dëkk bi ñoom it mën nañoo indi koom kon nag dafay gën a biir gën a teew ñu xalaat ci nan la ñuy tëralee loolu yëpp pour que lañ ci nam muy au-delà nit ñi def ko mu neex seen xol mu nekk loo xam ne day indi aussi koom. sooy dem ba nga xam ne da ngay fexe ba yeneen réew yi yeneen xeet yi yeneen askan di ñëw di nemmeeku sa caada ak li la ràññee wala li la wutaleeg ñoom ngir ñu am luñ jàngee ci yow ndax apport fécondant yi dafay am ñun dañuy moom la fécondant wax rendez-vous du donner et du recevoir. en tout cas day permettre gouvernement bi mu xam yoon bu muy jaar pour mën a xam lan lay jagleel culture bi si 5 ans wala 3 ans ça dépend si période bu muy définir pour politique culturelle boobu mais day tax mu xam à l'avance. seetlu bi nag fii ci Sénégal doon nañ am ay politique culturelle ci jamonoy Senghor waaye nag nguur yi ci topp ku ci nekk ak na nga gisee ak na nga doxale tamit ci wàllu culture. boo ko doon tekki ci benn baat ci wolof da ngay wax caada nag day mel ni lu jógee ko ci aada su ko defee dafay nekk loo xam ne ni dafay ëmb lu bëree te wuute waaye lëkkaloo su boobaa nag da nga ko gis-gis boobu su amulee da ngay def lu ñuy wax pilotage à vue nag moom mooy tëppal nag dëgg yàlla jàpp naa ne muy ci wàllu mbay mu ci leneen. xam nga dañu war a jàpp ne tey jii suñu dëkk yi ñi ngi góorgóorlu naam mais dëkk yu néew doole la waaye su néewee doole dafa am li ñuy wax ay priorité te nag am na loo xam ne lii du jiitu taxaw ñu war ko def ñu du ko tëb di dem defi leneen. jamono ji nag ñu ne jafe-jafe yi wari na ci wàllu culture wala aada terewul nag kilifa yi ñu ngi def kem kattan ngir jéem a suqali boobu le fan am na ñu ci joxe seen xalaat. li des mooy ñu def définition macroéconomique en tout cas xool l'ensemble culture bi yëpp xam yan peut-être budget programme bi ñuy dëgmal tey. peut-être dinañu ci dingi daal dina te fexe ba ñu xam chaque. waaye nag boo seetloo tey nga gis li ñu annoncé ci ay milliards jëmale ko ci ministère de la culture et de la communication nga xam ne ay jéego yu mag def nañ ko. kon bokk politique boobu incha allah am nañu yaakaar ne dina def ay jéego yu gën a mag. politique culturelle fii ci Sénégal maanaam nees def ngir lépp lu aju ci wàllu culture jumtuwaay yi ñuy jëfandikoo mën nañ taxaw bu ko defee tamit ñu ci yëngu mën ci gis seen bopp loolu nag ñu gis ne bokk na ci li mën a suqali koom-koomu réew. aywa mu doon lu jëm ci wàllum caada ak Ibou Diouf Chérif. waaw muy lu am solo ci li nga xamante ne moom mooy politique yooyu sens beeg porté lii di politique culturelle mooy lan. waaw Chérif ni nga ko waxee noonu la amee wax nañ ko ci bi ñuy tàmbalee ku ne politique nag wax ci gestion mbir buñ ci yokkee culture nag muy aju ci wàllu cosaan ak aada di ay tëralin yoo xamante ne man ay jumtuwaay yu kilifa yi di faral di teg nguur. pour lépp lu aju ci fan woowee ñu mën ko suqali mën a gëstu tamit ñi nga xamante ne dañ ciy yëngu bu baax a baax loolu dinañ ko seetlu ci wàllu li nga xamante ne mooy texte juridique jamono ji ñu ngi wax lu aju ci wàllu statut des artistes dinañ wax tamit ci li nga xamante ne ay infrastructure comme Babacar li mu doon wax léegi Bambey wekk ko ci wàllu tàggat yaram culture tamit pour mu gën a fës gën a suqaliku dañuy soxla li nga xamante ne mooy ay jumtuwaay ak infrastructure te loolu yëpp bokk na ci li ñuy daxañ ci li nga xamante ne mooy
politique wala li nga xamante ne mooy taxawaayu kilifa yi ngir jëmmal boobu le fan maanaam lu am solo la daal te sax Sénégal am na ci loo xam ne jot na ko ci def donte ba léegi nag ñi nga xam ne acteurs culturels yi am na leneen lu ñu des di laaj ba léegi. dañuy tànn gum ñaar ci sunu ancien président yi di Diouf ak Senghor ñoom lan la ñu mën a jàpp ci seen politique ci wàllu caada. waaw bëri na tey ñu naan lu ñuy wax politique culturelle bi gën a tax ñuy wax Sénégal Léopold Sédar Senghor la xam-xam ne homme de culture la woon bu wone ay preuve am ci ay fànn yu bëri moom bi mu ñëwee dafa fekk benn contexte boo xamante ne li ñuy wax affirmation culturelle dafa fekk tubaab yi nekk fi noot suñu maam yi donc waroon nañ def kem kattan ngir fexe ba askan wi rawatina ñi nga xamante ne ñooy africain yi gën a gëm seen bopp xam ne li leen fi maam yi bàyyi ci wàllu ndono lu ñu mat a sàmm la loole nag ko jaarale ci wàllu culture ci loolu sax bokk na ci li tax mu amaloon li nga xamante ne mooy premier festival mondial des arts nègres ngir képp kuy am der ko ñuul wala sax nga bokk ci diaspora bi nga mën a ñëw fii nga xamante ne mooy Sénégal ñu bokk weccoo ci lépp lu aju ci wàllu culture bokk na ci li nga xamante ne tamit Senghor defoon na ko ay infrastructure nuñ ko waxee léegi bokk na ci li nga xamante ne musée dynamique amoon na tamit manufacture sénégalaise des arts décoratifs bu Thiès théâtre national Daniel Sorano ci jamono jooju lañ ko tabax ak itam école nationale des arts loolu yëpp Senghor dafa gëmoon ne rek pour ñu mën a am ñoo xam ne ñu ngi représenté réew mi Afrique ci wàllu culture foog ñu tàggat leen rawatina ndaw yi bu ko defee ñu am taxawaay bu ci ay bu ñu jëlee président Abdou Diouf nag amoon na gis-gis bi au départ mais dafa tombé jamono joo xamante ne Banque mondiale ak FMI dañu amoon ay redressement yu ñu taxawaloon ñu naan ko politique d'ajustement structurel mu daloon ci réewu Afrique yi rawatina fii ci Sénégal ba tax lu bëri ci wàllu culture gars yi dañ ko xawoon délaissé di woon ci seen càggante mais il n'avait plus de choix parce que bu ku la ne yow redressement économique ba tax na ay projet yu bëri yoo xamante ne dañ ko sumboon donc mënatuloon egg boo xoolee Abdou Diouf budget culture bi ñu doon alloué culture mosul dépassé 2 milliards boo defee comparaison bi ak li ñu am léegi vraiment da ngay xam ne rek amoon nay jafe-jafe donte amoon na vision mais c'était toujours compliqué pour ñooñu ba tax na dañu naan sax niveau international lii di cosaan ak aada présence Sénégal di ci xawoon naax saay trop ci jamono jooju justement ci gannaaw Senghor ak Diouf ñu wax ci diggante acteurs culturels seen avis ni muy partagé woo ci fi nekkoon njiitu réew maître Abdoulaye Wade ak actuellement Macky Sall lan ban politique wala gis nga ni seen politique tamit dafa similaire ou pas waaw bon mënuñu wax dafa xaw a niroo parce que ku ci nekk amoon na far nga gënoon musée parce que bu ñu xoolee président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee dafa gis ne comme jafe-jafe yi acteurs culturels yi amoon ci jamonoy Abdou Diouf il fallait que ñu jéem a tabax ay infrastructures surtout dans les régions que centres régionaux culturels ak itam li nga xamante ne mooy fexe ba gën a dooleel ñi nga xam ne ñooy acteurs culturels yi ci lañ sumb sax li ñuy duppee statut de l'artiste donte boobu ak léegi taxu kaa joxe ay résultats yi ñuy rafetlu mais gis nañ ne Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee ci la tabax monument de la Renaissance bëri woon na coow mais après ñu bëri am nañ ci gis-gis bu leer place du souvenir tamit lu ci mel ni Grand Théâtre bi musée des civilisations amoon na yéen tamit taxawal li ñuy duppee les 7 merveilles mais taxul nag lépp li nga xamante ne mébétam la woon mu jot a antu gis nañ fi moom tamit amal na fesmaanu boppam ñu dugal ci xaalis bu bëri donte après gis nañ li mu jur ndaxte ñu bëri ci acteurs culturels yi dañu gis ne rek xaalis boobu mënoon na tax ñu gën a jëmmal culture bi waaye demul noonu ba tax na rek dañuy faral di wax tamit instabilité bi ñu nemmeeku woon ci wàllu culture département bi parce que boo xoolee en l'espace de 12 ans yi nga xamante ne moom def na ko ci bopp réew mi daanaka am na fi fukki ministre yoo xamante ne ku dem keneen ñëw ba tax na instabilité boobu
dafa taxoon lu bëri naxsaay ci côté boobu. bu ñu jëlee ki nga xamante mooy président Macky Sall tamit bu mu ñëwee mu ngi ci lancé boobu parce que programme yu bëri yi nga xamante ne Abdoulaye Wade sumboon na ko. président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee da koy yeggali. surtout inauguré ko mais moom tamit li ko gën a sonal j'allais dire gis nañ ne ci 4 ans presque première kii magistère am. premier mandat bi. gis nañ ne 4 ans yi 5 ans yi presque am na fi 3 ministres yoo xam ne ku ci nekk doo toog ba tax na seen politique culturelle pour ñu gis ci am ci visibilité bu leer da doon xaw a compliqué. donc ak leneen mais moom fi mu gën a insister mooy soutien aux artistes. ak FOPICA ci wàllu cinéma gis nañ ne jëloon nañ ko benn somme yóbbu ko ba 1 milliard donte cinéma dafa cher. donc très cher donc même FOPICA boobu sax boo ko jëloon tey jox ko benn réalisateur du ci mën a def lu bëri. gis nañ tamit mu dekkalaat grand prix de chef de l'État des arts et des lettres loolu yëpp pour gën a encourager ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu culture. rencontre cinématographique ñu naan Keresidak yooyu yëpp indiwaat na ko. mu mel ni ku ci nekk. indi na benn xam-xam xalaat mais terewul nag li nga xamante ne mooy culture moom. ba léegi dafa la descendi. budget bu ren bi moom fu mu toll. waaw budget bi dinañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatu mais seetlu bi mooy à chaque année dafay gën a yokku. chaque année tamit dañ ci jël part bu am solo boo xamante ne dañ koy jagleel acteurs culturels yi ci aju ci fonds d'édition lu aju ci wàllu cinéma nañ ko waxee léegi infrastructure surtout centres régionaux yi gën a équipé leen parce que Abdoulaye nu mu tuddati le ministre Abdoulaye Diop nee nañ dina def kem kàttan ngir centres régionaux yi nga xamante ne moom lañ tabax ci gox-goxaan yi ñu gën leen équipé ci wàllu jumtuwaay ak itam ressources humaines bu ko defee rek culture bi tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen diwaan yi nga xam ne du Dakar mën a fësal seen xam-xam gis si sa tamit seen bopp bu baax très bien yaa ngi wax sànq lu jëm ci wàllum cinéma 1 milliard moom soo xoolee di nga xam ne soo gisee réalisateur yi li ñu daj di nga xam ne ndaw na li ñu fi bàyyi woon quand même wala boog ñi fi jiitu muy ñoom Ousmane Sembène bàyyi nañ fi héritage boo xam ne ñu ngi ko bàyyi ñu ngi ko téye par exemple quand tu regardes la pirogue de Moussa Touré bi amoon voilà étalon de bronze bu Yenenga ca FESPACO la woon si je me trompe pas donc xaw na yàgg tuuti mais c'est comme si dañ ko tourné tey nga gis lu ñu ci daj ak nu mu méttee et tout di nga xam ne cinéma du mbiru como il faut nga yor koppar mun ko def lu ci mën a am ñu ngi leen di jaajëfal si seen liggéey bu rafet Ibou ñu daaneele rapidement laata ñuy dem ci sa livre bi mécénat dañu koy dégg lu waaw mécénat su mungu ko sax parce que par exemple boo soxlaa benn yëf te li nga am matul fu nga ut ñu la ci jàppale ba tax na mécénat fànn woowu kilifa yi dañ koy encourager maanaam kër liggéeykaay yi nga xamante ne ñu ngi fii ci réew mi gis par exemple nga am projet ouvrage ñu xam ne lii dafa édition bi dafa cher ak leneen wala cinéma waaw ñu yëkkati seen koppar jàpp ci waaw gis nga mais dafa xaw a wuute tuuti ak li nga xamante ne mooy sponsoring surtout ñuy yëngu ci wàllu sport duñ ma bàyyi ma fenn sponsor souvent ku koy def sa image da nga koy jaayaal voilà alors que bu dee mécénat donc da nga koy def pour vraiment li nga xamante c'est d'utilité publique doon te sport lu am solo la sentuwoo ci dara da ngay jàpp ngir kilifa yi gën ko jëmal tamit dañuy def yenn saay par exemple Orange bu dugalee benn koppar wala benn somme bu am solo ci benn domaine ci football mën nañ ko wàññil ci côté taxe yeeg yenn fiscalité bi loolu yëpp dafa am pourcentage boo xamante ne kilifa yi dinañ ko wàññi ci sa li ngay dugal pour gën a encourager ñooñu gis nañ Eiffage da koy def ci wàllu lépp lu laale art plastique mu doon loo xamante ne souvent dañ koy encourager ngir gën a jàppale artistes yi nga xamante ne souvent dañuy jànkonte lay jafe-jafe ngir responsabilité sociale entreprise yooyu war na tamit di ko jëmale ci ay secteurs bien spécifiés quoi. waaw souvent moo tax souvent dañuy encourager ñi nga xamante ne ñoo jiite kër liggéeykaay yooyu donc ñu ci que ce soit à travers responsabilité sociétale sponsoring parce que lu am solo la mais également mécénat parce que fànn bu ci nekk rek dafa am loo xamante ne da koy yokk
ci lépp luy suqali que ce soit sport environnement wala culture bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaane tey lu am solo la daal maanaam foofu kilifa yi gën ci wax ak entreprise yi ci defee rek ku ci nekk gis ci sa bopp. waaw gis ci sa bopp léegi agenda bi te dama ko jagleel livre bi nga xam ne mu nga xaatim Ibou ñu dippee ko programme de télévision au Sénégal le wolof en acquis et le français pour s'ouvrir aux autres. c'est ça waaw s'ouvrir maanaam ubbeeku gën a yaatal. enracinement ouverture. voilà comme suñu maam ni nga ko doon waxee rek. muy loo xamante ne am na 4e de couverture bu voilà à l'écran. muy genre contribution bu ndaw boo xamante ne rek dañ ko indi. ci li nga xamante ne ci loolu la ñu yëngu. jaarale ko ci as toute expérience bi nga xamante ne am nañ ko. ak gëstu. jaarale ko également ci benn recherche scientifique boo xam ne def nañ ko ci boobu la fan. donc liñ ci jublu rek mooy fexe ba li nga xamante ne mooy suñu moomeel bii di langue bi nga xamante ne. macha allah ñëpp a ngi koy jëfandikoo. ñu gën ko jëmmal kàllamu wolof ñu gën ko jëmmal. donte vraiment am na benn aspect boo xamante ne ñu ngi koy rafetlu muy démocratisation li nga xamante ne mooy information. léegi amatul nga naan journal parlé nga zappé sa rajo wala nga changé bande wala nga zappé sa télé. donc parce que bu jeexee rek am nga rendez-vous boo xamante ne c'est en wolof nga mën a comprendre bu baax a baax li nga xamante ne Cheikh Tidiane Diaw wax na ko ci kanamu tubaab. kàllamu tubaab donc lu am solo la ñu indi ci li nga xamante ne tamit dina ñu permettre. ñu sukkandiku ci beneen langue internationale parce que c'est vrai que ci français la ñu sukkandiku mais mënoon nañ ko def ci kàllamu arabe. kàllamu espagnol wala beneen langue wala anglais. parce que li ñuy may mooy ñu ut beneen cible. beneen audience boo xamante ne. ute na ak li nga xam ne am nañ ko fii suñu réew bi nag. mais affaire bi sax dafa dem ba soo xoolee léegi ay kër yu mag yu nekk bitim réew ñoom ñoo commencé ñëw dañu fekk si ñun ci dañu nekk. voilà parce que ay rajo yu mel ni RFI dem bay. voilà parce que gis nañ ne marché la boo xamante ne ku ci nekk war nga ci mën a gis sa bopp. bon nag ñun tamit bu ko defee ñun tamit dañu gën a fexe li nga xamante ne moom la ñu moom nii. muy acquis ñu fexe ba ñeneen mën ko jëfandikoo. parce que souvent suñu mbokku yi féete Afrique dañuy reprocher ñu ne souvent dañuy seetaan les chaînes sénégalaises parce que dañu bëgg gis suñu culture surtout soxna yi ni ñuy solo ni ñuy waxee seen manière de faire mais yenn saa yi seen obstacle mooy langue bi. donc réflexion bi dafa dem ba li nga xamante ne. mooy naka lañ mën a def tey. utiliser ñaari langues yi. ba képp ku seetaan benn production boo xam ne Mamadou Ndiaye def na ko. nga gis ci seen bopp. waaw donc bu dee. wolof ngay làkk di nga xam lu ñuy wax nga mën a lire tubaab wala anglais également nga mën a lire. c'était juste pour mosal leen que ni Ibou voilà génne na livre dinañ ci gën a ñëwaat. Inch'Allah on te félicite. merci soxna Fatou bi à la place du wolof man séeréer la foogoon la koy def. waaw bon vent Ibou xool merci bi def na ko faale bu rek lay def léegi ñu dem ci TIC ak Nouveau Média en tout cas ñu lay ñaanal yàlla na nga ci gis lu ëpp liñ ci seen. alors mais noonu lay demee inch'Allah yeneen ouvrage topp ci en tout cas dinañu am yeneen plateau yoo xam ne dinañu mën a waxtaanee livre bi. jërëjëf ñu dem léegi ci TIC ak Nouveau Média.